auzu billahi min ashaytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa sallim. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaat mbette di rafetlu seen ànd bi ngeen ànd ak rajo bi ñu dellu si waat seen émission jotaayu mag ñi comme ni ñu koy defee dimanche bu jot dañuy jël benn thème ak Imam Kanté mooy sunu imam mooy sunu invité dimanche bu jot ñu waxtaanee sujet boobule. man mii ne ci kàddu gi may Bokar Alpha Kane feggoog Pierre Dieng ci technique bi ñu nar a waxtaanee tey yonent yàlla Ibrahima ak li nga xamante ni bii indi na ko ci wàllu tawxid muy ngëm yàlla ak wéetal yàlla moom kese. ñu nar a waxtaanee itam njabootam ak li nga xamante ni bii def nañ ko ci l'islam def ko ci diine def ko ci pas-pas def ko ci ngëm yàlla. loolu nag pour waxtaan ci kon tey dañuy dalal comme ni ma ko waxee sànq imam Ahmad Makhtar Kanté nekk gëstukat nekk imam fale ca jumaay point E yor tamit site internet boobu nga xam ne moom la ñuy wax tibian.com kon imam Ahmad Makhtar Kanté asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ma bàyyi la kàddu gi nga nuyoon teeg auditeurs yi. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Bokar Alpha Kane maa ngi lay ziar di la nuyu di nuyu auditeurs yi ak auditrices yi fii ci rajo. di sawar saa su ne di bokk ak yow plateau ngir ñuy weccante ak waxtaane ak xóotal ay sujet yoo xam ni xëy na di ko fekk ci ay bind wala di ko déglu ci ay rajo ay bërëb xëy na bariwul nag xëy na dañuy yaakaar ni sujet yooyu amul boobu solo te fekk lu jara xóotal la kon maa ngi lay masawu coono di la déglu ci laaj yi nga indi pour que ñu waxtaane ko baax a baax. alors comme ni nga ko waxee ay sujet la yoo xam ne bariwul lu ñu ciy waxtaan te dafa bokk ci li nga xamante ne bii moo taxawal diine nekk histoire diine ci boppam te alquran am yu bari yu mu ci indi kon ci diine l'islam am na gis-gis bu ñu am ci xew-xew yooyu la. xëy na yeneen diine yi amuñu même gis-gis am na yeneen gëstukat yoo xamante ne itam amuñu yeneen gis-gis mais comme ci émission bi perspective bi ñu am perspective l'islam la waaye itam perspective critique la aussi. donc ñu waxtaanee li nga xamante ni moom la ci lislaam wax ñu indi tamit ay arguments yoo xamante ni pour gën a mën a leeral mbir yi. loolu mooy jubluwaayu émission bi tamit du nekk fii rek di wax ni lii moo baax lii moo rafet lii moo kii te kenn du ci indi ay xalaat ak ci gëstu. noonu laa ko déggee pour mën a dëgëral li nga xamante ne lii moom la ñu gëm moom la ñu jàpp ni loolu mooy mbir mi du dëgg. bu ko defee Ibrahima nag bëri na li ñuy wax ci moom. donc pour moo tax première question bi ma bëggoon a laaj. mooy Ibrahima moom lu mu doon. parce que bu ñu ne jullit la woon. parce que jamono jooju l'islam ñëwagul woon. Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwagul woon. alxuraan it wàccagut woon. donc yoon ci Yàlla Ibrahima moom ca jamono ja mu nekkee ci kaw suuf. lu mu doonoon. waaw sànq da nga wax ci sa introduction nga wax ne njabootu Ibrahima li ñu def ci diine lu am solo la lu ñu war a fàttali te tàmbalee ko ci. benn aaya alquran boo xam ni mi ngi ci suratu Ali Imran boo xam ni daanaka suñu waxtaan du génn aaya boobu ay faram-fàcce lay doon. ba pare tam day nekk loo xam ni day concerné comme ni nga ko waxee léegi nasaraan yi ak jullit yi ak yahud yi ñi nga xam ne maa ngi leen di faral tuddee ci samay gëstu la communauté abrahamique. kon loolu lu rëy la parce que nasaraan yi ak yahud yi ak jullit yi ay mbooloo yoo xam ni lañ ku ci nekk dafa wax ne man maa nekk ndono Ibrahima man maa ko gàddu kon suñu waxtaan yëpp. waaye te pourtant ni ñu déggee ndono mi du benn kon héritage boobu ñuy réclamer du benn kon il faut ñu jéem a expliquer bu ko defee kenn bañ a jàpp ne dañuy wax ci jàmbur wala diine jàmbur mais benn diine bi la ñett am nañ ko déggee kon foog ñu laal ñett ñëpp seen déggin bu ko defee ñu xóotal ko aaya boobu ma lay wax ci Ali Imran ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim inna allaha astafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala al alamin gis nga aaya boobu dafa tënk lu ñu nar a waxtaane yëpp ba pare tënk fi nga xam ne doomu aadama fa la war a jaan pour texe pour dellu aljanna mooy borom subhaanahu wa taala wax ne moom moo tànn dégg nga aadama tànn nuux gis nga bi muy njëkkee dafa tudd benn jëmm mooy aadama mu tudd beneen jëmm mooy nuux te xam nga nuux sax dañ koy wax aadama as-saani le deuxième Adam ndax bi mbënd mi ñëwee ak taw bi dafa faagaagal nit ñi Nuux ak ñi àndoon ak moom ñoo mucc mu mel ni comme ñoom ñoo defaraat humanité bu bees nga tax ñu koy wax le deuxième Adam mais foofu jëmm la tudd ay individu mais mu teg ci daal ne nag ala Ibrahima mu teg ci nag njabootu Ibrahima kon laa tudd rek Ibrahima
mënoon na wax tamit Ibrahima mais kon ndeke njabootu Ibrahima kon am na loo xam ni dafay bokk ci biir njabootu Ibrahima di dem lépp luy njabootu Ibrahima kon dañuy dugg fii ak tamit Ala Imran mu dem ba mu yàgg tam mu tudd Ala Imran muy njabootu Imran nga xam dina ci ñëw ci biir waxtaan bi parce que Imran bi mooy bàyyu sunu yaay Mariam te Mariam moo jur Isa kon tam dinañ gis ne Isa am na tamit benn taxawaay boo xam ni foog ñu seetlu ko bu baax ba xam lan la wundu kon aaya bi dafay ëmb loolu su ko defee Ibrahima ni nga ko waxee alayhi salaatu wasalaam mën nga wax ni déjà ñu teggi benn njuumte boo xam ne dafay faral di feeñ ci lu ñuy bind wala lu ñuy dégg di wax ne Abraham c'est le père du monothéisme da ngay dégg ñu bëri di ko wax pourtant loolu njuumte la parce que tawxiid gëm yàlla jiitu na Ibrahima boo jëlee rek yonent yàlla sunu maam Adama yonent yàlla Adama xamoon na yàlla wéetal ko jaamu ko jàngal ko ay njabootam balaa mu fi jóge yonent yàlla Nuux boo demee ci suratu Nuux ak ci saar yi nga xam ne yëpp xisatu Nuux dafa tasaaroo tawxiid rek moo fa nekk yaa qawmi ubudullah maa lakum min ilaahin xayru yéen sama xeet jaabu leen yàlla amu leen beneen yàlla budul Allah kon tawxiid jiitu na Ibrahim kon foofu njuumte li ñu war a wax nag mooy ni Ibrahima nag dëgg-dëgg am na taxawaay boo xam ni dafa am lu ci topp loo xam ni dootul mel ni li ko jiitu kon loolu la ñu war a wax mais waruñu wax ne c'est le père du monothéisme mais Ibrahima comme ni ma la waxee léegi ndono bi boo demee ci Bible juif yi ak chrétien ñoom ni ñu ko position boobu ñu ngi ko tuddee alliance maanaam jaayante bi sunu borom subhanahu wa taala jaayante ak Ibrahima am lu ci feeñ am lu ko yàlla dig ne ko soo melee nii ma defal la lii islam moom alquran mi ngi ko tuddee imaama wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahun qaala inni jaa'iluka linnaasi imaama kon imaamatu Ibrahima foofu dafa am lu mu marqué lu bees mooy borom bi daf ko ne léegi yow tabb naa la imaam linnaas kon doomu aadama yëpp bis ni ki tey yow Ibrahima yaay doon seen imaam bi maanaa lu leen di jëmee ci yàlla ci yow lay jaar léegi nag ginnaaw bi Ibrahima wane tawxiid wéetal yàlla moom kese moom dong moom rek ak beneen tomb bi mooy lan mooy nangu jëfandikoo santaaneem kon ñaari keno yooyu la Ibrahima matal wéetal yàlla ak jébbalu ci moom li ñuy wax taa obéissance lu ko yàlla sant mu def xoola ba mu sant ko faatal sa doom mu pare pour def ko kon Ibrahima loolu moo ko marqué yàlla ne ko nag comme gore nga ci sa iman ba mu set wecc ba mu dëgër léegi nag yow laay defal xéewalu liy xettali doomu aadama dama ci insisté bu baax liy xettali doomu aadama pour nit mën a texe histoire du salut ñëw na pour dugg aljanna mi ngi jaar ci jàngale bi jaar ci yow ci sa njaboot Ibrahima daal di ko ne wa min zurriyati mu ne ko waa sama njaboot nag defal nga ma lii maa ngi la ci sant bu baax waaye sama njaboot nag mu ne ko laa yanaalu ahdi zalimin loolu c'est extrêmement important mu ne ko li ma diggee ak yow nag du ma ko defal ñi nga xam ne ay tooñkat lañu mais fii attention alquran ni mu tujjee fii tooñkat du rek koo xam ne da nga am bor bañ a fay wala nga dóor nit yat mais fii zulm bi liñ fi borom bi jublu te firikat yi wax ko mooy koo xam ni matalul kóllëre bi dox sama diggante ak yow kooku dafa tooñ mooy wéetalu ma du def samay santaane ki nga xam ni sa njaboot du def loolu du ma ko defal lii li ma diggee ci sa njaboot koo xam ni nag teg na tànkam foofu kooku dinaa jaarale ci moom li nga xam ni moom laa la dig mooy ne imaama boobu muy jaar ci sa geño yow ci say doom yu góor ba fi ma bëgg mu yem kon mooy donc laaj bi ma njëkkoon a samp xam nga alxuraan dafa wax ni yonent Yàlla Ibrahim nekkul juif nekkul chrétien voilà donc pourquoi moo tax ma laajoon la sànq moom lan la doon te d'autant plus que bu fekkente ne nekkul juif ndax loolu juif après moom la ñëw christianisme tam après moom la ñëw islam ci boppam après moom la ñëw kon pourquoi ñu écarter le fait que mu nekk juif wala ñu écarter tamit le fait que mu nekk chrétien te ñooñu ñëpp ci tawhid tam la ñuy woote waaw c'est vrai gis nga lu jar a leeral la parce que alquran wax na ko maa kaana ibrahimu nabi yahudiyan wala nasraniyan walakin xanifan muslim voilà walakin kaana xanifan muslima kon loolu dafay leeral ni kon effectivement lu ñuy waxee mbiru yahud ak mbiru nasaraan ginnaawam la ñëw parce que loolu daf ñuy permettre sax ñu dellu ci ne Ibrahima kon moom mooy baayu Ismaïl ak Ishaq mooy baayu Yaqub lépp lu ñuy wax mbiru yahud mi ngi bàyyeekoo ci njabootu Yaqub kon loolu mi ngi ñëw ginnaawam te Yaqub kon sëtu Ibrahima kon mi ngi ñëw kon mbiru yahud noo ko mën a tuddee mi ngi ñëw ginnaaw Ibrahima kon mënuñ koo dugal ci mbiru yahud mbiru nasaraan tamit moo gën a sori sax parce que mbiru nasaraan mi ngi ñëw ci Isa ibnu Mariam moo gën a sori encore kon kenn mënu ko dugal ci biir yahud kenn mënu ko dugal ci biir nasaraan
léegi borom par contre mën nañ ko dugal ci l'islam te fekk du ne bu muy ñëw l'islam nekk gu fi loolu déggin boo xam ne dafa am jumte parce que loolu mooy ñi jàpp ne l'islam mooy mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jullit yi wala sax ñu jàpp ne mooy mbiru arab yi déedéet fekk fii maanaa bi mooy lan islam muslim ku jébbalu ci yàlla alquran mi ngi wax ci suratul baqara di wax ak yonent yàlla ibrahima is qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin bi ko boromam waxee na nga soumettre na nga jébbalu mu ne maa ngi jébbalu ci borom bi kon muslim foofu la ñëwee kon ibrahima noonu la jébbaloo wante alquran daf lay wax ni jullit yépp ci aadama ba ci àddina di tukki muslimoon lañu ndax dañu gëm yàlla ndax dañuy topp yàlla kon loolu mooy définition muslim léegi ma joxaat la ci benn tegtal benn aaya bu gën a leer encore surtout li ma lay wax noonu ndono bi ci wàllu nasaraan yi ak yahudi ci suratul baqara borom subhanahu wa taala mi ngi wax wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun mu ne sunu maam ibrahima joxe na dénkaane njabootam yaqub tam jox na dénkaane njabootam lan lañ wax seen njaboot yàlla de tànnal na leen diine te muy diine dëgg bi ngalla bu leen dee bu leen faatu lu dul ci biir diine boobu te muy l'islam fala tamutunna illa wa antum muslimun bu ngeen ni faatu na fekk ngeen nekk muslimun foofu mën na am kon loolu mooy wane ni te yonent yëpp ak ñi leen topp alquran muslimun la leen tuddee foofu mënul am nuance parce que muslim xam nga ak islam mën na nekk l'acte de soumission à Dieu waaye mën na nekk itam diine donc est-ce que ku nekk ko képp koo xamante ne kii nangu na ni yàlla soumettre nga ci autorité wu yàlla maanaam tënku nga bokk gëm nga yàlla tënku ci ay ci autorité am kon su boobaa da ngay dugg moo tax moi je ne comprends pas pourquoi juif yi parce que ci jamono jañ nekkee ak yonent yàlla Moussa ak yooyu ci yàlla la ñu wekku woon dañu soumettre woon ci yàlla chrétiens yi itam même chose bi fi yonent yàlla Isa nekkee donc loolu lépp ay forme de soumission la ay forme d'islam la waaw d'accord mais ay forme yoo xam ni la bu ñu nekkee ci jànginu l'islam jànginu alquran dañuy jàpp ne dañ koy woote woo ne ci ndono Ibrahima lañ nekk waaye dañu wàcc yoon bi kon noonu la ko alquran gisee yahud yi boo gisee alquran am na lu bëri lu mu leen di critiquer parce que daf leen critiquer surtout parce que dañu bàyyi ndono Moussa donte woon ñu koy tudde bu même boo jëlee sax tur yahud bi ñu tuddee seen bopp yahud lu tax tuddee wuñ seen bopp ne ñoom waa Moussa lañ yahud dafa am benn gox boo xam ni fa la tur bi jóge mais diine bi nga xam ni moo nekk ci tawraat l'islam la ndax du leneen lu dul boo demee ci même les 10 commandements li nga fay fekk benn tomb nga fay fekk mooy le dogme tu n'adoreras que ton Seigneur l'unique li ki des yëpp c'est le code civil mooy loi bi atte mooy charia bi te mi ngi bàyyi ko woon ci tawraat kon l'islam la boo demee tamit ci ñi tuddee seen bopp nasaraan boo xoolee yonent yàlla Isa ibn Maryam bi mu ñëwee dafa ne musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawraat dama ñëw ngir ànd feddali ne tawraat mooy téere bi yàlla wàcce moom la ñu war a attewoo kon Isa ibn Maryam indiwul beneen diine wala beneen façon charia kon Isa du ñàkk mu ñëw ci biir waxtaan bi la ko taxoon a ñëw am na lu mu doon woote mais ñëwul pour indi diine bu bees kon la nekk ci injil du diine bu bees parce que Moussa ci alquran Isa dégg nga mu ne musaddiqan lima bayna yaday min at-tawrat dama ñëw bokk na sama mission ma ñëw confirmer la loi de la Torah kon même ñam bu fekkee ni dañu askanoo ci Moussa dañu bàyyi yoon bi nekk ci leneen loo xam ni alquran daf leen wax ne wàcc ngeen yoon bi nasaraan itam am na lu leen alquran reproché ci ni ñu jàppee ak fi ñu teg Isa ibn Maryam kon loolu moo tax ñaar ñooñu donte woon dañuy askanoo l'islam alquran tuddee leen yahud ak nasaraan tur bi ñu tuddee seen bopp waaye nag wax leen ni yoon bi Ibrahima tegoon moom wàcc ngeen ko kon sosuñu diine bu bees parce que soumission bi ñu doon wax islam bi ñu doon wax moom lañ doon topp maanaam dañuy ñëw indi message boo xamante ni bi mooy yàlla kenn la moom rek la ñu war a jaam bu dëgg donc du diine bu bees bu ñu xoolee suite bi ñoom ñëpp parce que yonent yëpp boo xoolee depuis le début ba ci Mohamed loolu la ñu indi xëy na ku ci nekk nag am nga ay règles yoo indi ak ndénkaane yoo xam ne suñu borom joxe woon na ko kon dafay yóbbu nii comme wax nga ni juif yi du diine bu bees
te seen turu diine bi ci Juda la jógee. Christianisme tamit même chose ci Christ la jógee donc mu joxe Christ donc mais pourquoi jullit yi ñoom seen diine kon mënoon naa tudd mohammédisme wala leneen loo xam ne daal dañ koy askanalee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam waaw kay heureusement moo tax islam moo tax yonent bi sallam bi mu ñëwee alquran bàyyiwu ko muy def erreur di tuddee boppam dara wala di tuddee diine bi lu ko neex alquran daf ko jox tur bi nga xam ne mooy cosaan ci diine mooy l'islam parce que yoon sasam bi mu ñëwee rek wa umirtu an akuna awwalal muslimin ak yeneen ay yu mel noonu liñ ma sant mooy ma nekk ki jiitu sax ci jullit yi ki joxe sama bopp borom subhanahu wa taala kon pour wane ni lii cosaan donte woon européens yi am na ay temps ñu koy tuddee les mahométans parce que ñoom effectivement dañoo demoon ci seen histoire ba jàpp ne diine day tudd turu yonent ba ni ñu gisee juif yi ñu tudd juif mais alquran moom banu Israël lay waxanteel ndoro bi nekk ci banu Israël parce que Israël tamit dàkkantal la ci Yaqub moo tudd Israël kon ñoo ñëpp banu Israël c'est la descendance de Jacob kon alquran ñi ko tuddee nag seen bopp yahud mu bàyyi leen ci tudd yahud ak nasaraan yi wax ne nasaraan fa la Isa juddoo Nazareth et cetera mais kon par contre yéen sallam bi mu ñëwee borom subhanahu wa taala da ko delloo ci cosaan comme ay bi ma la tuddal léegi nga xam ne Ibrahima li mu dénk njabootam ak Yaqub mooy lan mooy ngeen nekk muslimun ngeen nekk kon ñoo xam ni da ngeen wéetal yàlla ba pare di def santaane yàlla kon loolu mooy définition islam à la base moo tax yoon sallam bi mu ñëwee abadan yàlla di ko bàyyi muy tuddee boppam diine wala ñu koy tuddee moo tax diine l'islam nekk l'islam te mooy diine ci cosaan li soppeeku ci yonent yi rek mooy shara'i yi mooy législation bi loi bi ndax circonstance day changer muy changer par exemple Adama bi muy dund frère ak sœur ak beneen doon nañ sëy te fekk charia bu muy avancé mujj loolu ñu tere ko ndax yeneen raison tawraat tam am na lu mu wàccee loo xam ni am na téere yu ko jiitu yoo xam ni du woon loolu kon loolu moo soppeeku mais diine l'islam bi mooy benn diine moo tax alxuraan aussi wax inna diina inda llaahi islam benn diine moo am mooy l'islam maintenant dama koy wax ma nii sax samay waxtaan ma ne il y a une seule religion révélée te loolu rek lañ mën a comprendre est-ce que mën nañ comprendre benn yàlla boo xam ni day wàccee diine yu wuute loolu xam nga du xel sax kon parce que benn yàlla bi la kon benn diine la mën a doon léegi nag il y a des livres révélés loolu dëgg la tawraat bokkul ak alquran bokkul ak soxofi Ibrahima nga xam ne ak téere yoo xam ne xamuñ leen loolu moom am na des livres révélés am na parce que livres yooyu dafa am ay parties législation yoo xam ni dafay tolloog jamono jooju mais nag benn diine moo am te base bi mooy ñaari kono yu ma la wax mooy lan mooy wéetal yàlla mooy lan mooy jëfandikoo ndigul yàlla c'est-à-dire adorer un Dieu unique et obéir à ses commandements. donc ci li nga xamante ni bii kon mooy division bi am ci communauté monothéiste bi ni ñu koy waxee ñi nga xam ne dañoo gëm nañu yàlla. ni yàlla kenn la. waaw donc communauté boobu am na aussi benn espèce su ixtilaaf bu ñuy def ci diggante Ismaïl ak Ishaq. parce que ñoom ñaar bokkuñu yaay. waaw am na fa lu bëri lu réeral nit ñi. ci biir communauté bi bàyyeekoo na ci cosaanu. ñaari doom yooyu surtout li indi arabe yi parce que à l'époque xam nga ñi ñuy wax juif. waaw ñoo doon yonent yi bokk ci bëri fa lañ daan soqi ko. ci en tout cas depuis Ibrahima. waaw du dëgg moo tax bi yonent yàlla Isa ñëwee ak Mohamed surtout Mohamed nga xam ne arabe la. moom nekkul juif. ça a posé problème. effectivement voilà moo tax war nañu leeral loolu bu baax déjà am na benn erreur bu ma bëggoon leeral am na ñoo xam ni dañuy wax ne waaw lu tax yonent yëpp nekk yahud nangam déjà loolu erreur la comme ni ñuy defee erreur naan Abraham est le père du monothéisme am na yonent yoo xam ni duñu ay yahud parce que nee naa la yahud mi ngi tàmbali ci Jacob. ci Yaqub ci sëtu Ibrahima kon avant Ibrahima diine amoon na fi. doomu aadama yooyu yëpp dund diggante aadama ba Ibrahima ay lan lañu woon du ñu woon ay yahud te diine mi ngi foon ba ci Nuux kon loolu. yahud ci Juda la commencé moom mooy ñeenteeli doom bi nga xam ne moom la Yaquba. voilà yahud mi ngi bàyyee ko ci Yahuza donc Juda nga xam ni ci ñeenteel doom boobu nga xam ni Yaqub amoon na fukki doom ak ñaar. mooy les tribus d'Israël. léegi nag bi ñu ñëwee bi ñu jógee Égypte ci buumu njaam ñu jëlee leen fa Moussa ànd ak ñoom ak Haroun. après faatu ci désert foofu Syrie Yashua Josué ànd ak ñoom jéggi Taalut yilif leen ñu mujj toog biir la terre promise Canaan mooy fii ñu tuddee tey Palestine ak terre occupée yi ak Israël bi ñu ñëwee foofu la ñu def benn royaume boo xam ni dañu dem ba mu yàgg fitna am ci seen biir ñu tasaaroo ñaar ñi des ci suuf ci sud bi moom lañ mujjee wax royaume de Juda ak Benjamin ñaari tribu yooyu ñoo fa nekk ci kaw royaume bi gën a am doole gën a bari ay nit ñu tuddee ko Israël
mooy les 10 tribus kon yahud mi ngi jógee nag ci tribu sud bi léegi nag fan la histoire jaar ba ñu mujj tuddee noonu juif yi foofu lu jar a lijjanti la mais alxuraan moom banu Israël lay wax c'est-à-dire kon ñooñ ñëpp ñooy banu Israël les 12 tribus communauté boobu loolu tax man je préfère ñun ci littérature religieuse on préfère parler de les israélites c'est-à-dire waa banu Israël ñi soqee ko ñëpp ci Yaqub plutôt que di wax les juifs parce que les juifs day mel ne kon day dellu ci yahud te ñee tam ay yahud lañ mais histoire dafa dem ba jàpp ne yahud bu ñu ko waxee mooy la descendance de Jacob kon tamit amul problème ci tur boobu ci tur bi léegi nag ci li nga wax Ismaïla Ishaq lu jar a leeral la parce que d'abord kon nañ xam ne Ibrahima am na ay doom yu bëri mais Ismaïla Ishaq la yàlla jaarale nubuwa ak xukma ci ñoom ci coobareem Ismaïl nag mooy taaw c'est le fils aîné Ismaïla magee na Ishaq li ma lay wax ni jullit yi d'accord nañ ko chrétiens yi d'accord nañ ko juifs yi d'accord nañ ko Ismaïl magee na Ishaq au moins 10 ans 12 ans 13 ans kon mooy le fils aîné léegi dañuy dem ba mu yàgg mel ne Ismaïl daf mujj réer ci biir histoire ba léegi ñuy wax rek Yaqub parce que soo waxee Yaqub dafa mel ne kon càllale Ishaq rek ngay wax kon léegi ana Ismaïl yàlla ci xikmaam dafa mel ne dafa jékki-jékki rek Martin Lings moo koy wax mu ne yàlla dafa jékki-jékki rek mu nëbb Ismaïl ci àll bi dafa am lu muy xaar bu jotee mu feeñ te effectivement noonu la demee pendant des siècles Ismaïl moom càllaleem feeñul mi ngi ci àll bi kenn waxatul ay mbiram arab yi nekk di bokkale yàlla yëpp ni te seen maam moo doon Ibrahima ak Ismaïl léegi kon Yaqub la càllaleem di marquer l'histoire religieuse te kon Ishaq moom rakk la ci Ismaïl Sarata moo ko jur wante sunu maam Hajara moo jur Ismaïl moom mu ngi jóge woon Égypte kon Ismaïl mooy taaw Ismaïl ak Ibrahima ñoo tabax Kaaba gi Ibrahima bàyyi ko foofu parce que am na lu xewoon ci kër gi borom subhanahu wa taala wax Ibrahima jëlal Ismaïl ak yaayam nga yóbbu leen Makka boobu temps àll rek la tabax guñ Kaaba gi àll kese la mu bàyyi leen foofu dellu si di dund ak Sarata bi nga xam ne moo doon soxnaam bu njëkk léegi nag yàlla teral na Ibrahima ak soxnaam boobu Sarata ci muy jàllale nag léegi nubuwa dégg nga ak xukm la neexee nga ne xikma ak sagesse maanaam nu ñuy déggee diine ak di ko firi ak di ko jàngale mu jaarale ko ci ak alkitab ak téere mu jaarale ko ci càllale Ishaq donc Ishaq Yaqub kon effectivement à partir de Yaqub yonent yëpp ci descendance u Yaqub lañ bokk ba ci Isa gis nga jël Yaqub Yusufa Égypte ak Moussa ak ñi ki topp ñëpp. kon Ismaïl dañ ko écarté. voilà ñu jël lignée Ishaq. waaw mu joxe lignée Jacob. ak ses 12 fils. kon tout va se jouer au niveau des 12 fils de Jacob pendant des siècles yàlla jël ne descendance su Jacob la jàpp ne mooy njaboot bi nga xam ni mooy taxawal l'islam lay wax. mooy taxawal l'islam ci kaw suuf. loolu la yàlla dans sa sagesse décidé ba ci Isa donc est le dernier prophète juif. donte woon amul baay. mais yaayam. mais justement yaayam juif la. Marie mais yonte yàlla Ibrahima. ni mu amee doomam yu tedd yooyu. tamit foofu am na kéemaan. est-ce que loolu nekkul di yàlla di annoncer déjà yenn miracle bi nga xam ne moom moo am ci Mariam. waaw yonte yàlla Ibrahima xam nga dama ne la bi mu matalee taxawaayu ngëm. borom bi ne ko léegi yow jox naa la titre imam de l'humanité moom la Bible tuddee alliance ñu tuddee ko imama léegi tabb naa la ngay imam maanaam à partir de yow liy xettali nit ñi téere kitaab ak nubuwa yonent waxyu ak xukm ak sagesse maa ngi koy jaarale ci sa njaboot léegi teraanga boobu la ko defal moo tax mu laaj borom bi ndax loolu tam dina ma concerner waaw mais est-ce que dina concerner sama njaboot borom ne ko dina concerner ci sa njaboot ñi topp fi nga topp kon moo tax yàlla di ko jaarale ci tribu bi noonu ñuy jàll di jàll léegi nag kon Ishaq loolu la ko yàlla defal teranga mais Ismaïl tamit borom subhanahu wa ta'ala am na teranga bu yàlla di defal Ibrahima ci côté Ismaïl loolu dina ñëw ci kanam su ko defee yonent yàlla Ibrahima bi nga xamee ni defar na Kaaba gi ak Ismaïl ñu tabax Kaaba gi xool déjà teranga boobu mooy première maison dédiée à Dieu awala baytin linnaas budi'a linnaas déjà teranga boobu mais bi ñu paree dañoo ñaan ñoom ñaan boo xam ni dafa day war di ci nekk parce que dañu ne rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim ñaan boobu
Ibrahima ñaan dafa ne yow sunu borom maa ngi ñaan ñun ñaar ñii nga defal ñu ki sunu njaboot am ku ciy feeñ koo xam ni rasulam minhum yonent lay doon bu bàyyee ko ci ñoom boo xam daf leen di jàngal téere bi alkitab kitab boobu mooy doon alquran wa yuzakkihim wa yuallimuhum kitab al xikma dana leen jàngal xikma ak tamit wa yuzakkihim dina leen yar sellal leen kon moo tax yonent sallam wax ci xadis ba ana daawatu ibrahim wa bushra isa man maay ñaan boobu sama maam ibrahim ñaanoon te man maay kii isa annoncé wa mubashiran bi rasuli yati min baadi ismuhu ahmad mu ne man la daawa boobu ibrahima rabbana wab'ath fihim rasulan minhum man la ñaar yooyu ci man la daje kon teraanga côté ismaïl am na teraanga côté ishaq am na léegi nag yahud yi dañoo bañ teraanga bi yàlla defal ismaïla ba ci sëtam boobu nga xam ne mooy muhammad sallallahu alayhi wasallam mais aaya bi nga wax léegi ci ahmad boobu ne isa dafa yëgle nii am na yonent bi ñëw sama ginnaaw bu tudd ahmad am na controverse bu mag bu nekk ci aaya boobu le ndax am na ay gëstukat yoo xamante ni li ñu xamle mooy isa ñëwul woon pour yëgle ni am na kuy ñëw ci ginnaaw ku tudd ahmad mooy ñu koy wax selon les tendances Périclitos ak Paraclétos dëgg la loolu ñoom am nañ ci droit gisee ko noonu mais bu fekkee ni alquran daf ñu wax ñun tam ñu considéré comme dëgg la léegi kon nañ dialogué ñun ñëpp ñu ànd di wut dëgg su ko defee borom subhanahu wa taala li mu wax ci alquran moom leer na ci suratul saf wa is qaala isa bnu maryama ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad kon dafa dem ba ci détail bi ba tudd tur bi dama ñëw pour ñaar te banu israil lay waxoon kon cela veut dire que am na loo xam ne ci banu israil lay xew mu ne leen am na luy xew de am na lu bees mooy ni dama ñëw ngir feddali ne tawraat mooy téere bi nga xam ne moom la ñu war a attewoo waxul man la ñu war a attewoo téere bi ñu war a attewoo léegi nag tamit dama ñëw pour wax leen ni am na yonent buy ñëw sama gannaaw te mi ngi tudd Ahmad mooy le plus loué ki ñu gën a màggal ki mooy Ahmad firikat yi ne loolu daf ci jublu sax ne ki ma gën a màgg sax mi ngi ñëw loolu mooy Ahmad loolu moo tax waxul Muhammad kon bu ñu xamee loolu léegi nag am na ay tegtal yu bari yoo xam ni mën na nekk yeneen waxtaan yuy wane ni pour ñun ci téere tawraat ak waxu ci téere injil waroon nañ fa mën a fekk loolu parce que bu ko yàlla waxee te kon Isa ibn Maryam def na devoir am de transmettre kon pour ñun su fa nekkatul rek dañ ko bëggul a gis wala dafa réer mais ma nga fa parce que yàlla du waxantu léegi nag mu am leneen lu koy dooleel encore alquran wax nañu an nabiy al ummi alladi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil alquran wax nañu tamit ne ce prophète illettré boobu di war a ñëw mi ngi ci biir tawraat ak injil tamit Muhammad sallallahu alayhi wasallam ce prophète illettré boobu léegi nag gëstukat yi ñu mel ne Ahmad Didat ak ñeneen gëstukat yoo xam ne dañu dem ne comme alquran wax na dëgg comme alquran lu wax dëgg la nañ dem seet seen téere mais nag téere yooyu itam alquran wax na ni des na te loolu même ñoom reconnaître nañ ko tey ji boo demee ci vraiment biblistes yi ak spécialistes yi ñoom dañuy reconnaître ne téere yooyu xamuñu exactement ñen ñoo ko bind ak kañ lañ ko bind ak lu ci dugg lu ci génn ak yu mel noonu kon loolu mën na tax ñu bañ a retrouver loolu mais gëstukat yi ku mel ne Ahmad Didat ak ñeneen ay ñoom Ibn Taymiya ñoom Ghazali nga xam ne dañ doon xool léegi ndeysaan jullit yi nangootuñ sax xool bible di ko lire alors que borom xam-xam yi dañ ko doon lire di ko xool pour gëstu ko ñoom dañuy gis ne par exemple lu mel ne Paraclétos boobu il faut que je parte pour que mon père vous envoie le consolateur. C'est ça parce que ñaari bokkul de. waaw c'est du grec en fait. mais ñaari bokkul selon l'interprétation des uns et des autres. voilà te Maurice Bucaille mi ngi ci wax lu am solo. te comme alxuraan dañ koy interpréter. verset bi ñëw na xëy na. waaw Ahmad bi tamit foog ñu xool à quoi ça correspond. waaw ci yeneen textes yi. ak contexte jamono jooju aussi ak langue yi nu mu demee ak yooyu yëpp pour mën a xam à quoi ça renvoie ci xam-xam la war a tegu de mais ay ñoom Ahmad Didat ay Maurice Bucaille def na ci liggéey bu am solo dans la Bible le Coran et la science ci introduction bi muy wax ne alquran mooy téere bi gën a wér bu ñu am source bu gën a wér alors que yeneen yëpp am na ay tolof-tolof di citer sax spécialiste Bible seen bopp ñuy wax seen difficulté boo jëlee tey Bible am na ci ay livres yoo xam ni kenn xamul sax auteur bi kan la mënuñ la wax kan la
mënuñu wax kan moo ko bind wala ñan ñoo ko bind ak sax ban jamono lañ ko bind dañaan la xëy na fii ba fii Maurice Bucaille da koy wane bu baax a baax ci seen propre source léegi nag comme yu mel noonu tam Maurice Bucaille terme parakletos boobu par exemple analysé na ko ci côté grec yëpp ni wane ni nit la war a mën a doon te chrétiens yi fi ñu ci toll ni ñoom dañ ko interprété comme le Saint-Esprit ñoom nee nañ Saint-Esprit la war a doon mais Maurice Bucaille nee na boo xoolee parakletos ak li mu wax il parlera de ma bouche les mots que je lui dirai et cetera Maurice Bucaille ne kooku nit la mën a doon bon mais ñoom dañ naan non Saint-Esprit la mooy esprit la consolateur voilà avocat mooy bi Issa yéegee ci asamaan wax leen ni yónnee naa Saint-Esprit mais kon bon kon boobu beneen lecture la ak beneen dañu war a continuer gëstu bi ci wàllu boobu gëstu bi il faut mais jullit moom dafa gëm ne Ahmad la waaw jullit yi kañ gëm nañ loolu mais léegi nag ñu gëstu ko débat bi il faut ñu xool ndax loolu lu ñuy confirmer lay doon bu baax a baax est-ce que am na yeneen éléments yu ñëw ak tamit le profil illettré boobu ma wax mu ngo day jox jullit yi benn lumière benn guidance boo xam ne léegi nag xam-xam moo koy gën a dëggal c'est ça alors Ibrahima nag dañuy faral di wax ci moom yu bari naan àjjana moo fa nekk mooy toppatoo xale yeeg et cetera loolu est-ce que wér na fonction yi mu am au paradis ñu ne àjjana moo fa nekk mooy dijjanti par exemple les enfants ak yooyu waaw yenn saa yi mu bëri ci faral di lire ci ay xadis yu bëri ci rot ak yooyu du ma spécialiste xadis ba topp xadis yooyu yëpp xadis yi dafa bëri xam-xam la laaj ñu koy toppee ñu am nañ ci géeju ay spécialiste mais ala kulli xaal li ci am solo mooy que ni lépp loo xam ni rot na ci moom te safaanoowul ak maqaamam ak lu diine may rek mën na wér mais nag nañ seet toujours rek spécialistes yi ndax te loolu am na c'est-à-dire xadis yooyu yëpp nii boo demee tey ci téere ñi wéral xadis yi dinañ la ko wax mais par exemple pour man gisuma dara loo xam ni war na gênant ci maqaama boobu ñu naan la Ibrahima mooy toppatoo xale yi wala ñu naan la beneen yonent mooy nangam ndax dafa amoon yërmande wala nangam loolu amul benn problème ci en tant que tel mais yonent Yàlla Ibrahima tamit ci l'islam est-ce que nekkul yonent bi nga xam ne moo ci ëpp poids moo ci ëpp influence bokk ci sunu diine fi ñu toll nii en termes de pratique ak lépp waaw yonent Yàlla Ibrahima en tout cas mooy cosaan bi parce que xam nga ni même yonent sa salaam alquran mi ngi ko naan na nga topp millata Ibrahim millata abikum Ibrahim gis nga xoolal loolu millata abikum Ibrahim seen baay ci diine mooy Ibrahim kon effectivement moo tax ñu wax la communauté abrahamique kon imaama boobu moo ko may te comme ni ma la waxee xoolal yonent sa salaam gisoo mu ne la man je suis le vœu exaucé d'Abraham ça veut tout dire Ibrahima moo ko ñaan kon nag wax dëgg yàlla Ibrahima mooy cosaan foofu loolu nag dàqantewul ak pour ñun jullit yi que ni yonent sallallahu alayhi wasallam am na titre yu bëri comme xaatamu nabiin ak yeneen yu wane ni moom mooy imaamul mursalin y compris Ibrahim waaw di nit di nga jur nit mu gën la kon Ibrahima alayhi salaatu wasalaam effectivement mooy cosaan bi en terme de ni ko Bible waxee alliance bi yàlla def ak moom wax ko ni léegi ci sa njaboot lay jàllale an-nubuwwa ak tamit le fait que moom moo ñaan yàlla may ko ci njabootam kooku nga xam ne mooy nekk Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon moom moo ciy cosaan léegi nag càllale bi yàlla di wàccee ci njabootam ay yonent ba ci tawraat léegi nag ñoom ñu commencé di bàyyi yoon bi di def yeneen yoo xam ni du moom la yàlla santaane alquran mi ngi koy détaillé bible tam di ko détaillé même ñoom ancien testament dañuy reconnaître que ni ñaata yoon la ñu jalgati ñaata yoon la ñu wàcc yoon bi ñaata yoon la ñu bokkaale yàlla le veau d'or déjà yàlla daf leen libéré Égypte rek ñu bokkaale ak moom veau d'or comme mu ngi ci bible su fekkoon alquran rek ko wax ñu ne waaw dañu bëgg a yàq deru yahudi nangu nañ ko yonent yàlla Moussa ni ko alquran nettalee ni mu poñee Haroun ne ko ma dem di wuy yàlla nga bàyyi xeet bi ñuy jaamu ko dul yàlla mu ne ko bàyyi sama sikkim tere naa leen ko ñu bëgg ma faat ñu bëgg dal sama kaw loolu mi ngi ci biir mi ngi ci alquran ak tamit bi ñu jéggee ñëw ci Palestine foofu liñ fa def yëpp ci ay tooñ yàlla mi ngi ci alquran bible tam da koy nettali ak rey yonent yi évangile mi ngi tuddee Jérusalem ô toi la ville qui tue les prophètes kon loolu soo kon alquran nag wax ñu ne way dañuy yàq dara yahudi mais Jérusalem dans l'évangile Isa ibn Maryam même dans l'évangile amul lu mu yàqul yahudi ci tooñ ak bokkaale yàlla ak bakkaar kon loolu duñ ne julli di ñoo créé boobu histoire ba kon ci la yàlla ci sagesse am dogal ni léegi lam doon wàcce te muy jaar ci Yaqub ak ses 12 enfants les 12 tribus ba ci Moussa ak yonent yi wàcc yëpp diggante Moussa ak Isa léegi borom bi subhanahu wa taala wax ne léegi nag damay yamale li ma jaayante ak Ibrahima ci wàllu
Yaqub teraanga bi ma ko defal ci wàllu Yaqub dama koy arrêté parce que ñoo doon peuple bi ma choisir pour ñu taxawal ma l'islam mais xoolal léegi yahudi ñoom dañu dem ba jàpp ne ñoom ñooy le peuple élu définitif même tuddee seen bopp les fils de Dieu alxuraan mi koy wax nahnu abnaullah pour ñoom nu leen neex mel yàlla du leen mere yàlla ne leen déedéet condition bi ma defante woon ak seen baay moo doon lan mooy ñaari condition yi tawxiid jaamu yàlla ak def santaane yàlla yéen a ngi bokkaale yàlla yéen a ngi bàkkaar yéen a ngi njaaloo yéen a ngi njabar yéen a ngi lekk riba du jeex du xaaj kon nag léegi yéen a ngi toppandoo les peuples à côté ni ñi sacrifier ay xale rendi ay xale pour seeni yàlla ak yëpp dugg ngeen ci yooyu di leen toppandoor kon nag léegi bàyyi ngeen condition yi taxoon ma def Ibrahima imam ba pare defal ko teraanga boobu mu jàll ci njabootam kon boobu la borom soxna Talla rek décidé li Martin li nga si doon wax càllale bale mu dencoon ci àll bi mu mel ne plan B ci waxin léegi nag mu yëngal plan boobu te mi ngi ko jaaral ci Isa léegi kon Isa lu tax mu ñàkk bàyyi boo ci xalaatee ba xalaat man liir naa tafsir yi ñu ci wax daanaka ñëpp liñ ci répété presque ñëpp laay wax liñ ci répété depuis Tabari Ibn Kasir ba fi ñu toll nii mooy ni ñàkk bàyyam daal kawtéef la rek boo xam ni yàlla dafa bind Adama amul baay amul ndey mu bind Hawa mu am baay parce que ci Adama la ko bindee te amul ndey mu desoon nag mu bind koo xam ni dina am ndey te du am baay muy troisième modalité bi boo demee ci firikat yëpp loolu la ñuy wax man firi boobu dama ko xoolaat ba mu yàgg mu xaw ma jaaxal. des na de mu xaw ma jaaxal tuuti ma ne waaw. yomb na trop. waaw xaw na doy waar. léegi nag mais ba ma seetee ba seet. ba commencé di ko gëstu bu baax di dem sama xel di gën a dal may gën a gis ci ndimbalu borom subhanahu wa taala ne ñàkk bàyyu Isa mënuñ ko yemale ci ne rek yàlla dafa bind koo xam ni pour wane ni mën naa bind ku amul ndey ku amul baay man li ma ci gis fi ma toll nii mooy ni ñàkk bàyyu Isa mën nañ ko comprendre ci ne yàlla dafa bëggoon yemale éteindre la transmission par la filiation la transmission du prophétisme par la filiation de Jacob maanaam la doon jaar ci geño Yaqub te loolu ci góor lay jaar ci góor ce que j'ai appelé le phénomène biospirituel qui passe par Jacob am na lu yàlla di def loo xam ni ci geño ci góor la koy def kon góor moo koy gàddu te mu nekk diine moo tax ma dolli spirituel kon nubuwa boobu doon jaar ci Yaqub waa kër Ishaq donc ci waa kër Ishaq waaw la yàlla bëgg a arrêté parce que léegi yàlla mere na leen parce que dañoo wor pour jël beneen lignée bi muy lignée bi foog nga dagg lignée bële waaw pour dagg lignée bi nag foog nga dagg bàyyi bu ko defee la doon jaar ci bàyyi mënati bañ a dem loolu moo tax mu bàyyi ko mu am yaay parce que du jaar ci yaay ju baax na lool waaye nag nubuwoo doon woon jaar ci jigéen moo tax man sama théorie mooy loolu moo tax mu xañ ko bàyyi Isa dégg nga pour wan banu Israël ne léegi yéen pare ngeen wor ngeen mérité wu leen léegi nubuwoo di fi continuer mais par contre léegi lignée bu vierge bële nekk Makka depuis des siècles jaar ci Ismaïl léegi nag kenn ki sëtu Ismaïl le frère aîné foofu lay delloo mbir mi moo tax Isa amul bàyyi ba pare ñëw wax leen ni léegi nu mu tuddati kii ñëw Ahmad lay tudd ñoo xam ne kon arabe lay doon te Isa su amoon bàyyi kon c'est presque impossible mu am bàyyi ba pare am sañ-sañu di leen wax ne mais beneen bàyyu jàmbur léegi mooy am nubuwoo yi moo tax yàlla xañ ko bàyyi moo tax yow it seen bopp daal ne noonu kii mënuñ ko nangu parce que comme amul bàyyi ñun duñ ko topp ñu tuumaal yaayam sax jàpp ne yaayam daf ko jur te amul jëkkër loolu tax xam ne du ñàkk ñu ñëw ci li tax yahud ñoom bañ a reconnaître Isa loolu bokk na ci mais kon Isa ñàkk bàyyam bi du yàlla dafa wane comme ni ñu koy waxee rek ci def tafsir yi kartanu rek yàlla koy mën na asamaan si mu def ko ñeent et cetera mais foofu il faut que ñu xam ne pour ñu mën ko firi dañu war a xam ne lu xew la ci biir càllale banu Israël lu tax Isa nekkul chinois lu tax nekkul africain lu tax nekkul leneen parce que banu Israël bi yàlla diggoon nubuwa bi comme ñoom ñoo dem ba weddi kon ci ñoom la yàlla di def boobu miracle moo tax mu xañ Isa baay pour wan leen ni léegi jeexal naa di doon jaar ci géño seen baay yi ba mu jeex tàkk théorie boobu ni ñu ko mën a confirmer je sais pas scientifiquement wala loo xamante ni lii ñëpp dinañ ko mën a nangu loolu dëgg la parce que maa ngi ciy liggéey nii catholique yi par exemple loolu seen hypothèse du loolu effectivement du loolu maa ngi ciy liggéey
maa ngi ci liggéey fu nekk nii daanaka mun naa wax ne sax sori naa ci lool. pour tënk ko ci téere. ba génne ko ak démonstration yi nga xam ne yëpp du xaj ci benn émission yu mel nii. maa ngi ci liggéey mën naa wax ne depuis ay at sax maa ngi ci liggéey. te lu may gën di ci gëstu di gën a gëstu tamit li nekk ci seen téere yi ñoom may gën a gis ne déggin boobu wér na mais léegi dinaa ko tënk ci téere incha allah ñaan yàlla ci barke koor gi. wér ak tal. ba ma génne ko mu gën a leer nga xam ni dinaa ci mën a toog woo leen ñoom ñëpp sax ñu toog waxtaan ci. waaw parce que c'est une hypothèse boo xam ne bii jar na ñu yaatal ko. bu baax a baax expliquer ko et puis xool ni ñu ko waxatee sa véracité par rapport à l'histoire elle-même ak la xewoon ci jamono yooyu. waaw donc il faut moom gëstu. waaw parce que xam nga. pour valider ko bokk. bu baax a baax. bu baax gëstu débat bu baax a baax bu yaatu xoolal. su ma paree gëstu bi damay yónnee exemplaires yi Vatican. ak rabbin yi ak yëpp nii. pour wax leen ni lii laa trouvé. léegi xool leen seen téere ngeen xool seen téere ngeen woo ay borom xam ñu toog même bu laajee colloque wala lu mën a doon ñu def ko fii suñu réew Sénégal parce que man Sénégalais la. ñu def ko fii Dakar ñëpp ñëw toog ñu waxtaane ko. loolu amul lu ko ëpp solo parce que ñëpp moom la ñuy wër. le salut moom la ñuy wër te foofu lay jaar. foofu lay jaar nekk nii yahud nasaraan ak ñun ñooy la communauté abrahamique. c'est ça. kon li war a texeel doomu aadama ñun foofu lañ jàpp ne fa lay jaar. kon lu jar a waxtaani la mais léegi li nga wax léegi ci nasaraan yi pour man problème boobu la ñu am que nasaraan yi pour man li ma tuddee seen erreur sur le plan intellectuel. xam nga kon tooñu ma leen damay wax. ma préciser seen erreur d'appréciation. ma préciser auditeurs yi ni boo nee nasaraan yi jubluwoo ci tubaab yi. li ñu ciy jublu mooy chrétiens yi. chrétiens yi waaw. chrétiens yi laa ci c'est un terme ambigu. voilà pas tubaab yi. chrétiens yi laa ci jublu ñoom pour man seen erreur d'appréciation laa ko tuddee. mooy effectivement Isa lan la xam nga sànq da nga posé question bu am solo da nga mën Ibrahima lan la. da nga ko ma tiit man parce que effectivement question la lan la wund te lan la boobu c'est important man damay reprocher sunu yenn ustaas kii bi ni gàmmu baax na trop mais am na niveau bu mu yem ak ñu muy waxal ceddo ja ñu bëri gàmmu moo leen génne ci ceddo dugg leen ci l'islam parce que ay way lañ tàmmoon na koy seen maam sëriñ si di leen nax. di leen indi ci gàmmu xoola di remplacer seen maam ak turu Muhammad yaa Muhammad nag ñu commencé sallallahu alayhi wasallam ñu leen nax ñuy fekkee gàmmu yi ñu commencé naan da ngeen di julli nag kon gàmmu ak am solo mais dafa am ñu mu doon waxal mais am na fu xam-xam di toll léegi di nettali rek yéen bi sallallahu alayhi wasallam daal di génn dugg ci xunt bi Ibrahima ne ko yow dayam foo xam ni loolu foofu dafa yem léegi nag tey jii pour man nasaraan yi seen erreur d'appréciation mooy dañu xamul Isa lan la maanaam ñàkk bàyyam bi moo tax ma insisté ci moom la ñu xamul lan la ñu ne kon doomu yàlla la c'est le fils de Dieu parce que il faut ñu jox ko statut fils de Dieu boobu nag bi ñu ko waxee ni moom la gis nga tam coow lu ñu leen indil ñaata secte moo découlé wu ci coow loolu Constantin moo ñëw woote benn colloque de Nicée daal ne nañ définir kan mooy Jésus ñi ne bon nañ wax ne yàlla la ñeneen non nañ wax doomu yàlla la en partie il est une personne humaine et divine ñeneen ñi ne non il est que une personne divine donc coow boobu pour man moo topp nasaraan ba fi ñu toll nii te kenn xamul ñaata secte moo am ci ñoom ci ni ñu concevoir Jésus boo demee ci témoin de Jéhovah yi nga dem ci protestant yi conception Jésus day poser problème est-ce que c'est le fils de Dieu en tant que tel de chair wala est-ce que waxin la wala et cetera donc pour man li ko indi yëpp mooy lan mooy ñàkk a xam statut Jésus alxuraan nag ñëw ñun jox ñu ñun réponse boo xam ne pour man dëgër na boo xam ni war nañ ko mën défendre fu nekk mooy ni nit la bu amul bàyyi te comme ni ma la ko waxee ñàkk bàyyi bi c'était pour fermer la porte de la transmission du phénomène prophétique dans la lignée de Isaac pour man hypothèse boobu dëgër na trop et que dama koy proposer pour que nasaraan tam ñu xoolaat affaire fils de Dieu boobu ñu loger foofu lu jar a gëstu la yahudi ñoom lu tax ñu bañ Isa parce que ñoom tamit d'abord le fait que Isa judd te amul bàyyi daf leen a jaaxal mais boo gëmee yàlla kay da nga war a nangu rek yàlla lu mu feeñal comme miracle donc yahudi am na ñu bëri yoo xam ne topp xel moo tax ñu ne non li mënut a nekk ñu sànk foofu tuumaal Mariam dégg nga ba pare le fait que Isa ñëw wax leen ni jamono moom voilà donc 5 siècles avant Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne leen li ngeen nekkee du yoon bi rabbin yi fa nekkoon di nax nit ñi Isa ibn Mariam benn yoon la mës a def lu ñu mën a tuddee violence te mi ngi ko def ci rabbin yi defu ko ci mbedd mi de këpp table bi seen kaw dina yéen a nga toog ci néegu yàlla bi nii di lekk riba di tooñ kon ñoom le fait que fekku leen ci yoonu
yoon dëgg bi nga xam ne tawraat moom la jàngale te ñu ngi ko doon askano ba pare mu judd te amul bàyyi loolu moo sànq ñu bëri ci yahud yi moo tax tuuti ci yahud yi ci jamonoom ñoo gëmoon ne moom mooy almasih moom mooy Isa loolu moo leen sànq ñoom beneen point bi leen sànq mooy mbiru waaso mbiru ethnie gëm ne ñoom ñooy distribuer alquran da koy wax wallahu yaxtasu bi fadlihi man yasha suma jumul yàlla mooy joxe terangam nu mu ko neexee yahud yi dañu dem ba beew ba jàpp ne yàlla sax ñoom ñoo koy dicté fu muy def terangam y compris kuy doon yeneen ci ñun lay doon yàlla sañu koo def feneen ñu baal ma waxin bi. non parce que ñu jàpp nañu ñoom ñoo gën ci àdduna bi. loolu moo leen sànq. waaw léegi nag yàlla wan leen ni mais gënu leen kenn seen maam Ibrahima dafa nekkoon wéetal ma di ma jaamu ma defal ko teranga yéen ngeen war ma représenté ci kaw suuf ngeen représenté l'islam ci kaw suuf moo tax am na sama benn téere benn bind boo xam ni dama doon wax ni il faut ñu comprendre lu tax yàlla libéré banu Israël ci Firawna c'est pas parce que ils sont les plus beaux les plus gentils wala le peuple élu non c'est parce que peuple boobu rek moom moo amoon tradition Ibrahim ci kaw suuf ci jamono jooju ñoom rek la ndax xool Ibrahim génn àddina Ishaq génn àddina Yaqub moo fi nekk famine am ñu dellu Yusufa frère mi jàpp ko sànni ko mu dem Égypte famine am ñoom ñëpp ñu dem kon càllale Yaqub kese ñoo mënoon représenter tradition Abraham c'est-à-dire l'islam ci jamono jooju comme tant que ñu ngi nekk jaam du ñu mën a feeñal ci àddina bi l'islam moo tax kon yàlla bu mu libéré woon ni Moussa ne ko libéréel banu Israël c'est pas le peuple en tant que tel mais en fait c'est le peuple de Dieu la yàlla bëggoon jox leen un espace ak une autonomie spirituelle et politique pour que àddina bi mën a di xool ci ñoom comme le peuple témoin de Dieu sur terre mais c'est pas que banu Israël mais ñoom xoolal dañ ko def ne ñun ñooy doomu yàlla ñun la yàlla faral lu ñu neex def te yàlla duñu sanctionné. jàpp nañ sax ni le salut de l'humanité xëy na ci ñoom lay jaar. ndax mauvaise compréhension boobu ñu am ci peuple élu mënoon na jaar ci ñoom bu fekkoon ñu ngi teg seen tànk fi ko Ibrahima teg millata abikum Ibrahim moom lañ toppatul nag ñoom déggoo li ma la wax man ne dañ leen génne Égypte rek ñu bokkale yàlla commencé sax di wax ne bon lekk bi léegi sax dafa soof parce que pitax toujours ak yu mel noonu mi ngi ci Bible dañuy dellu yàlla na leen da ngeen mi ngoog kon dañu wor dañoo trahir l'alliance bi teg woon ci deux piliers yooyu mooy wéetal yàlla ak bakkaar xoolal njaaloo bi ak riba bi mais ñu bëri ci ñoom yàlla wax na ñu faatante seen biir ci àll bi ndax njaaloo ak yu doy waar yu doon xew ci seen biir foofu ba ñu jegee ñëw tamit Palestine amul lu ñu fa deful ci ñaawteef jusqu'à la destruction du temple en 587 le temple de Salomon lu tax temple bi yàlla bàyyi ñu détruire ko bàkkaar Jérémie moo leen njëkk wax ma ne leen li ngeen nekkee nii bokkaale yàlla bi wut sax ay jigéen dugal leen ci biir temple bi di leen jëfandikoo te ñi ko doon def lu ne ay prêtre lañ di rey ay xale parce que am na yeneen peuple yu doon sacrifier ay xale pour di am taw ak alal seetaan di leen ñu leen toppandoo loolu yëpp ñoom seen bopp xam nañ ko kon bi loolu demee ba am yàlla na leen léegi nag li ma bëggoon ngeen taxawee ko ci kaw suuf te mu war noonu nekk ndono Ibrahima comme ne ngeen ko fi ñukk misaaq boobu alliance boobu dog ngeen ko malgré li ma leen defal yëpp wan leen ni yéen laa bëgg ngeen taxoon mi xool leen yàlla defal yëpp ci xéwal à commencer par libérer leen de l'esclavage d'Égypte yàlla rek moo leen fa mënoon libérer amul beneen force bu leen mënoon libérer ci Firawna yàlla di leen tawal ay picc ay nangam yëpp ci désert bi yëpp ñu gis yàlla wàcce leen lii 10 commandements ne leen lii mooy seen charia Moussa wàcc ci Sinaï indi leen ko woor 30 jours ak dolli 10 jours 40 jours set wecc ñëw yàlla jox ko 10 commandements mu ne leen su ngeen tënkoo fii lu ngeen bëgg ma defal leen loolu ñun ñu wax ci alxuraan sami'na wa asayna dégg nañ mais toppuñu kon trahison boobu moo tax léegi mënatuñ mérité nekk le peuple de l'islam bi yàlla bëggoon yàlla na léegi nag kon man naa yëngal càllale ba li nga xam ni mooy le fils aîné yàlla bàyyi seen temple bi Nabucodonosor ñëw détruire ko déporter leen 110 000 en 587 avant Jésus par contre Abrahata ba mu jógee Égypte ba mu jógee Éthiopie Yémen ne day dem toj Kaaba gi lu xew alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil yàlla yónnee ay picc ñu dal ci kawam parce que il fallait préserver la Kaaba parce que c'est la maison mère par contre la maison
de Salomon a été détruit. fait historique boobu am na ñu ko contesté de ne fable la rek du lu am réellement dans l'histoire. waaw c'est vrai xam nga ça peut être contesté parce que sur le plan des sources académiques. li ñuy tuddee dëgg-dëgg histoire. boo ko toppee ba topp moom effectivement am na yoo xam ni xëy na doo am preuve historique yi. même l'existence de Jésus sax sur le plan historique. Ibrahim surtout. Voilà. Ibrahim, voilà. Il n'y a pas de preuve scientifique de son voilà, existence. Même Moïse, les gens te disent, voilà. Donc, effectivement, sur le plan purement historique, il y a des difficultés. Mais je me dis que plus nous sommes digossous, on peut un jour trouver les preuves historiques. Qui montrent que l'olu a monde. Comme le dit le grand savant qui est la vietnamien, là, l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Non, nous, parfois, comme nous sommes des julites, bu ñu alxuraan waxee dara. dañ koy gëm ci saa si ak on prend ça. dañ ko war a gëstu nag ba. voilà teg ko ci xam-xam pour àddina bi yëpp gis ko. dimension boobu xëy na parfois mooy manqué. mais dafa am na mooy moo tax bi nga waxee léegi affaire Abraha boobu jógoon ne day toji Kaaba gi. waaw la historiquement amul lenn lu ko prouvé. mais ci Coran bi 1670 waaw. léegi nga gis mi ngi ci Coran bi waaw. nga gis tamit lu mu tuddati bi ngay wax dañ ko war a teg ci xam-xam. pour àddina bi mën a gis que ni lii alquran wax mënut a weddanteeg xam-xam parce que yàlla mi ngi tiim histoire muy déroulé wu te yàlla moo wax alquran kon ñaari wax yooyu mënut a weddante kon su leeragul rek suñu xam-xam moo des ak suñu gëstu kon dañu war a continuer di ko gëstu di gis ay éléments xoolal fi mu nekk nii alquran lu mu wax que ni Firawna bi mu ànd ak gàngooram ñu ñëw ñoom ñëpp a lab. kulluhum ajmain ba mu des nag mu ne yaramu Firawna dinaa ko génne tey gëstu yaa ngi avancé ba ñu demee ba génne yaram boobu ñoom Maurice Bucaille dem analyser ko gis ne kii dafa lab ba daté ko ñu naan peut-être Ramsès II la ñu commencé gis ne attention kon lu tax kii moom kese mu échappé ci ndox ma kon bu ñuy kon ne gëstu rek dinañ mën dem ba feeñal dëgg bi nga xam ne alquran daf ko indi pour que humanité bi xam ne alquran bi mooy téere dëgg bi nga xam ne tey suñu bëggee texe dañuy dem ba xam lan moo ci nekk ak ban message mooy le message du salut. phénomène ndox bi tamit am na ixtilaaf scientifiquement ne du wut ni yonent Yàlla Moussa dafa jël yat bi dóor rek géej gi xaaj mais y a un phénomène des marées qui fait que ndox bi wàcc na ñu mën a jàll ndox bi yéegaat. mais du wut ni ndox baa ngi ni suñu kanam nga dóor affaire yi xaajaloo nga jàll. waaw foofu dama koy dàq xam nga lu tax. xam nga lu tax may dàq explication scientifique boobu. parce que suñ ko defee explication scientifique on perd l'aspect miraculeux. waaw parce que bu fekkee ni phénomène naturel la kon ana yàlla te fii yàlla la kon explication. peut-être que yàlla mën na nekk à l'origine du phénomène naturel. waaw voilà kon dans voilà mais il faut mais foofu yàlla dafay feeñal boppam kon foofu moom c'est-à-dire que explication boo ko jox te yàlla feeñu ci du doy jullit yi du doy même tamit yahudi ak nasaraan yi parce que même boo demee seen bible da ngay gis Moïse xoolal benn bant moo nekk ci alxuraan. wala moom la dóor. quelle est la relation entre un bâton ak le fait ngay teqali dex. kon loolu amul explication scientifique parce que bu dee phénomène naturel xam nga lu ñu lay wax ngelaw yu fort ak yooyu mais fii bant la alxuraan dafa ne xoolal bii moom bant la jël dóor ko ci ndox mi. mais xam nga scientifique yi toujours ils réfléchissent pas forcément comme des croyants. waaw amul benn problème ils se disent phénomène bii. tant que ci xam-xam la tegu rek scientifiquement naka la mën a nekkee. voilà c'est ça donc moo tax approche yi du benn ñun. approche croyant. sans mu mbëkkante. pour man effectivement approche scientifique boobu amul benn problème xoolal par exemple li ma lay wax le corps de Pharaon. ñoom Maurice Bucaille bu dul woon approche scientifique boobu duñu am boobu information parce que ñoom ñoo xam techniquement ak sur le plan biologique nan la ñu analyser yaram bi ba xam ne kii dañ ko momifier te xoolal ni mu yàggee parce que loolu ça doit faire ay 3000 ans ba pare ñu xam ne lii dafa lab loolu science moo ko maye kon bu kenn opposé science ak li ñu war a mën a jëlee ci alquran donc amul problème mais bu tegoo ci xam-xam rek plus ñuy gëstu teylu rek avancer dinañ gis ni ñaari sources yooyu duñ mën a weddante parce que Firawna boobu yàlla moo ko bind ndox ma yàlla moo ko bind alxuraan yàlla moo ko wax kon yàlla li mu wax mënut a safaanoo ak li mu bind ak événement yi xew kon bu amee safaanoo rek suñu gëstu moo des wala suñu yàkkamti wala bëgg nëbb dara attention yooyu yëpp tam day joué de manipulation source yi day joué de c'est ça day joué man temps yi rek bu yàggul maa ngi lire benn document di gis ne rabbin yi ñi ngi commencé di génne ay quelques sources yu doon wax ci affaire Jésus mais yow dañ ko dencoon ma ne subhanallah dañ ko dencoon pour lan kon manipulation source yi am na donc leadership bi toujours source boo xam ne génnul jamono jooju ba léegi nag ñu naan non dafa yàggoon mais léegi kon yooyu am na kon dafa am ay enjeux yu ci nekk léegi nag kon alquran bu waxee dara comme ni ma waxtoon tamit scientifique boobu su fekkee dañu expliquer lépp scientifiquement yemale ko foofu rek kon on perd
le miracle. Mais par exemple Moussa bi mu ñëwee sànni bantam. moo lekk jaanu magicien yi. c'est ça même bant boobu moom la dóor ci ndox mi mu teqali ko. kon côté miracle boobu day wane ni yàlla moo intervenir directement pour boobu phénomène mais yàlla buy intervenir da koy defee ci anam boo xam ni bu dee miracle la moom mu def ko day nekk anam boo xam ni c'est pas reproductible donc soo ko bëggee expliquer scientifiquement kese du dem parce que cela veut dire que kon comme ku dul yàlla mën na ko kon léegi lu tax ñu naan yàlla la. alors ñu ngi doon wax kon ci Ibrahima sànq léegi nag émission bi li ci des bareetul sunu ci diine l'islam ba lan la ñu mën a jëlee ci Ibrahima loo xamante ni lii day wéyandi ba léegi ndax bi yonte yàlla Mohamed ñëwee mën nañoo jàpp ni moom indi na vision bu bees même si islam bi day mooy continuer ba léegi mais Ibrahima ban poids la am aujourd'hui ci diine l'islam par rapport ak yeneen yonent yi surtout poids yëpp la am. parce que xam nga pour li tax ma laaj loolu ndax jëlee lañ ci moom tabaski circoncision kaaba gi et cetera kon lépp yeneen yonent yi daanaka lépp voilà te ku ne kaaba ne aj Makka mais xoolal tey ji jëlal tey tabaski nu mu nekkee sunna yahud yi sax bàyyi nañ ko te pourtant xam nañu sunna la mais bàyyi nañ ko mooy li ma la wax rek dañu tànn jël seen diine tànn yi bàyyi xoolal tey ñoom tey dañu waroon tabaski comme ñun parce que yonent yàlla Ibrahima bi ko borom bi nattoo muy faat te alquran day wane ni Ismaïl la mais foofu tam ñoom ñu ne Ishaq la toujours pour wane affaire waaso ba tey jii fii ci Dakar fii nii ambassadeur Israël buy joxe ay xaru tabaski xam nga lu muy wax gars yi jullit yi foofu mu ne leen ñun ak yéen ñoo bokk diine ji ñoo bokk sunna bi parce que bis bii la yonent yàlla Ibrahima yàlla nattu ko pour mu faat Ishaq jullit yëpp toog noppi ma ne bon ma ne da ngeen toog noppi noonu du ngeen wax parce que pour ñun du Ishaq te ñoom li tax ñu ne Ishaq la xam nañ lu tax parce que pour ñoom teraanga bi yëpp ci Ishaq la. waaw am na ku yónnee laaj mel noonu sànq ci Facebook. bi ñu annoncé émission bi. mu ne Ismaël et non Isaac c'est Ismaël et non Isaac qui devait être sacrifié. pour ñun alquran d'ailleurs def naa ci benn këyit. bu clair boo xam ne li ñuy wax istinbaat. c'est-à-dire mën nga déduire ci aaya yi que ni Ismaël la de façon claire et nette. waaw parce que aaya yi leerul ni Ismaël la. effectivement mais dafa bëgg ñu gëstu ko parce que dafa bëgg ñu gëstu ko dafa bëgg historiquement dëgg bi feeñ. te suñu cër la ñu gëstu ko pour mu feeñ parce que dafa bëgg xoolal lu tax ñuy discuter tey jii affaire Ismaïl parce que àddina day waaju tukki donc il faut que affaire yi leer léegi nag soo ko xoolee bu baax ci alquran mais ay Shinqiti ak ñeneen ay ulama ñoom dañ lay defal ay déduction war na nii su dee nii la alquran nett li mbiru Ismaïl yëpp ba pare daal ne après nag fa basharnaahu bi Ishaq après nag ma may ko Ishaq mooy wane ni kon xale boobu Ismaïl la mën a doon ak bi ghulaamin halim la ko tuddee te Ishaq bi ghulaamin alim la ko tuddee kon boo demee ci alquran dafa yéeme de boo ko toppee bu baax gëstu ko li nga xam ne Ismaïl la mën a doon léegi ñoom lu tax ñu ne Ishaq la te tamit boo xoolee yeneen nettali yëpp di nga xam ne loolu tamit ci Màkka la xewul fii te ñoom dañu ne affaire bi Jérusalem la xewee fii d'ailleurs fii masjidul Aqsa nekk nii ñoom nee nañ foofu la xewoon loolu bokk na ci lu tax ñu ne dañuy toj jàkk ji foofu dafa fa seen temple bokk na ci nu ñu koy layalee mooy que ni foofu la Ibrahima doon bëgg a faate Ishaq kon seen cëru maam la ñoom ñoo ko moom kon ñoom mbiru waaso moo leen sànk foofu donc lépp luy ànd ci wane ni lépp teraanga bi yëpp mi ngi ci Ishaq dañ koy def léegi nag dara nekku ci Ismaïl daal dafa judd rek ci Ibrahima mais amul dara ci teraanga yi su ko defee te pourtant Ismaïl moom la sunu maam Ibrahima daf ko xarafal pour wane te xarafal boobu dafa bokk ci biir alliance bi moo tax ma ne la bio spirituel góor ñi lañ doon xarafal yàlla na ko léegi da ngay xarafal sa njaboot ñi góor foofu lay jaar kon Ibrahima mën nga wax muy lépp kaaba gi xoolal mook Ismaïl yenn sa san bu ñëwee il faut que mu dem Fathu Makka il faut mu dem restauré ji kaaba gi à l'origine alquran moom ci bopp nee na ko ittabi millata Ibrahim na nga topp milla Ibrahim kon fi mu nekk nii yahudi ñoom ñoo bàyyi milla Ibrahim nekk ci leneen nekk ci waaso boo seetee alquran li mu indi yëpp ci yahudi yi seeni boroom xam-xam ruhbaan yi les rabbins à Médine li ñu bañal yonent bi yëpp boo ko résumé ci biir alquran benn rek la mooy lan mooy yàlla du ñu fi bàyyi di def nubuwa ci arab yi loolu moom mooy seen position nasaraan yi pour man ni ma la ko waxee erreur d'appréciation mooy ñàkk a xam kan mooy Isa ñàkk a xam ni ñàkk baayam c'est pour annoncer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ahmad
pour man loolu mooy blocage yu nasaraan yi loolu tam waxtaan bu yaatu lay doon. waxtaan bu yaatu la donc yooyu yëpp dinañu ci ñëwaat mën nañoo taxaw foofu waxtu wi dab nañu kon ma fàttali ni yéen a ngi woon doon déglu seen émission jotaayu mag ñi ñu koy def bés bu nekk fii ci i rajo doon dalal tey imam Ahmadou Makhtar Kanté comme dimanche bu jot je pense que dimanche prochain bu ñu yàlla may gudd fan dinañ waxtaanee islam ak astronomie. incha allah affaire weer yeeg yooyu. waaw pour gën cee indi ay leeral. incha allah kon jërë ngeen jëf ci déglu bi ñu leen di jox dig daje suba incha allah ci beneen émission jotaayu mag ñi à 18h15 incha allah jërë ngeen jëf.